Voilà, mesdames, messieurs, mbokki Sénégal mbokki diaspora bi képp koo xam ne actuellement yaa ngi ñuy seetaan à travers seen site internet YouTube ci waa Kébémer TV ñu ngi nuyu ñëpp di leen remercier bu baax a baax mais dañu indi programme bu am solo programme boo xam ni dafa bokk ci développement ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk fii ci département bu Kébémer rawatina la commune de Kébémer comme ni ñu koy waxee muy programme de l'État sénégalais et ses partenaires ñu am si nag comme en l'occurrence la coopération luxembourgeoise ñu indi programme bu mag boo xam ne ñu ngi ko teg ci diwaanu Kébémer en 2008 am ay doomu aadama yoo xam ne di ay doomi Kébémer yoo xam ne macha allah seen xam-xam màcc na ñu jël dooleel leen ñoom it ñu war a am ñeneen ñu ñu jàngal dooleel ñooñu dem loolu mooy développement. looloo waral ñu am programme boo xam ne dañ ko war a lancé muy 032 bi nga xam ne lancé nañ ko démb le 14 janvier 2020. moom bu bokk si biir programme bi nga xam ne mooy programme Kébémer bi nga xam ne nommé nañ ko jàpp nañ ko le 6 février ñu war a am ay doomu Kébémer yoo xam ni dañ leen a war a jox ay certificat de travail mu doon certificat yoo xam ni mbokk yi du doon ay certificat kii yu ndaw certificat yooyu fépp foo dem la présenté ko fa au niveau international mbokk yi sa liggéey day gën a daal di oyof te yaakaar naa ni loolu lu ñu war a di doxantuwaale la ndax dafa am solo trop ci développement li nga xam ne nag moom mooy programme bi ni ñu ko jàppee pour la promotion de la certification et appelé à l'apprentissage rénové mu doon atelier pilote démarrage en 2008 yaakaar naa ni loolu leer na ñu am renforcement de capacité renforcement de capacité des maîtres apprentissage mu doon lu am solo dooleel ñi nga xam ne ñoo war a jàngalaat gone yi ngir suba loolu programme bu am solo la waaye tamit yàquñu ko foofu waaye tamit dañ ko yokk muy renforcement équipement dans renforcement équipement de machines ay tenues ay chaussures ay boîtes en pharmacie et cetera. Premier examen bi ñu def ko en 2012 avec le programme 5024 léegi ñu duggaat nag ci li nga xam ni moom mooy deuxième programme bi mooy deuxième certification bi examen bi di en 2018 avec le programme 5028 en 2019 bi nga xam ne teg na ci lan ñu nekk nii ci programme bi war a jox doomu Kébémer yooyu nga xam ne am nañu ay certificat seen liggéey ñu jàpp ko nag le 6 février fii ci diwaanu Kébémer waa Kébémer comme ni ñu koy waxee rek ku aayewal sa moom loolu pour Kébémer gépp la ndax dafa bokk ci développement looloo waral nag ñu indi ko seen 032 bi nga xam ni lancé nañ ko démb 14 janvier 2020 mbokk Sénégal rawatina mbokk Kébémer programme bi seen 032 bi nag lu bees la ñu lancé ko le 14 ñu fas yéene ci jël nag 6 yoo xam ne dañ leen a jël muy 6 ateliers yoo xam ne sont concernés à Kébémer ateliers yi nga xam ne ñoom la ñu jël ñu war a génne ay xale yoo xam ne war nañ leen a jox ay certificat de travail ki nga xam ne mooy Sidi Sow ñu gën ko xam ci Sidi Pël di mécanicien bu mag am ay emprunteur yoo xam ne jàngal na leen métier ba ñu war ci am ay lijaase loolu di ndam ki nga xam ne aussi mooy un grand maître tailleur doomu Kébémer la di Birima Mbaye di couturier bu mag moom it am na gone yu mu jàngal ba macha allah ñu war a jël seen lijaase le 6 bu ñu fa jógee ki nga xam mooy Karim Ndiaye di un grand maître tailleur di couturier moom it bu mag nekk fii di Kébémer di doomu Kébémer moom it am na gone yu mu jàngal ba le 6 ñoom it ñu war leen ci jox seen diplôme mbokk yi yemul foofu li nga xam ne aussi moom mooy Thierno Djimbira di un grand maître menuisier en bois moom it am na ay xale yoo xam ne jàngal na leen incha allah le 6 ñooñu war na leen a jox seen diplôme mbir mi yemul foofu ki nga xam mooy Ibrahima Diop menuisier métallique moom it war nañ ko ay emprunté yoo xam ne war na leen a jox seen i diplôme le 6 Daw Kumba moom it di un grand maître menuisier en bois moom it am na ñu mu jàngal ba ñu war a jël seen ay lijaase kon nag mbokk yi mbir mi ngi noonu programme bi ñu ni nag comme ni ñu ko lancé mooy 032 bi ñu lancé ko le 14 bi ñu génn mu ñëw bokk ci biir programme mu Kébémer bi donc nag ñu jàpp ko le 6 pour doomu Kébémer yi nga xam ni war leen jox seen i diplôme muy ay diplôme de travail ay certificat de travail nga xam ne nee naa la kayit yooyu fépp foo ko présenté au niveau international day tax li nga sa liggéey gën a yomb kon nag looloo waral ñu war a say ne daf doxantu ci atelier yi nga xam ne ñoom la ñu jël ñu war a jox seen ay apprentis ay diplôme ñu waxtaan ak ñoom xool liggéey bi ñu ko gisee nga xam mooy programme bi nan lañ ko jàppee ak coopération bi nga xam ne dafa lëkkaloog état bu Sénégal nan la ñuy dimbalee artisans yi ci biir réew mi rawatina fii ci biir département bi particulièrement la commune de Kébémer ñu ànd doxantu ji seeti benn atelier tailleur ki nga xam ne Karim Ndiaye la moom it mu am ay élèves
ay apprentis yoo xam ne war nañu am ay diplôme ñu xool programme am nan la demee ak fan la apprentis yi jaar ba war a jël diplôme boobu ñu dem seeti Karim Ndiaye grand maître tey. jërëjëf mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon nee nañu woon atelier yi nga xam ni dañu war ko génne ay élèves atelier boobu nekk dañuy jàpp ki nga xam ne moom mooy borom atelier bi di waxtaan ak moom tey nag ñu ngi fii ci atelier Karim Ndiaye di atelier bi ñu ngi ko tuddee Abdou Karim atelier bi noonu la ko tuddee. atelier bi mu ngi tudd établissement waa Kër Serigne Bara Mbacké Couture. Karim Ndiaye c'est quelqu'un qu'on présente ici, c'est un grand métailleur macha allah moom it bokk ci programme bi tey ñu dugg si nag ci programme bu am solo Abdou Karim Ndiaye yaakaar naa ni yow xam nga ci programme bi lu bëri. muy programme de l'État sénégalais bi nga xam ne daf ci lëkkaloo ak waa coopération luxembourgeoise muy dafa liggéey bu am solo bokk ci développement léegi ñu bëgg la laaj yow bi nga xam ne yàlla dogal na bokkoon nga ci mbir mi j'espère en 2008 2012 bokkoon nga ci examen yi ba tey yàlla dogal nga génn si yor say diplôme war a jàngal yeneen xale ba xale yooyu tey war am lay bëgg ñu bëgg la laaj liggéey bi nañ la demee ak programme ak coopération yi ndax bu lay jàppale ne nga woon ñu daal programme bi nan la ñu liggéey en tant que Abdou Karim Ndiaye maître artisan damay rafetlu projet bi d'abord damay rafetlu aussi débat déjà état wu Sénégal parce que depuis 2008 du benn fan bu ñaari fan 2008 ba léegi ñoo ngi ci projet bi nag Abdoulaye Wade moo tàmbali woon bi mu ko tàmbalee am na fu mu ko teg ko ci loxo yi am solo teg ko ci loxo yi wóor yu wér loo xam si yëpp xam nañ ko Sénégal yëpp xam nañ ni projet bi laa moo kii mais bi ko Macky Sall jëlee fi mu ko fekkoon maanaam da ko multiplier da ko yokkaat loolu ñun xam ne ñun ñi nga xam ne si ñun ñooy maître artisan yi xam nañ lu ci président Macky Sall def kon loolu ñu ci def kon aussi dañ ko koy nangu parce que liñ naan kenn ku nekk ci la nga nekk yow yaa ko xam ku ci nekkul mënoo koo xam mais kon Badou kon am na loo xam ne si ñun projet bi nekk na projet boo xam ne si projet bu mag lay doon daanaka ñun ñoo tabax kuréel gi ni ñu koy saytoo ñun ñoo ko tabax ñun ñooy pépinière yi maanaam foofu na ma la ko mën a wax ñun ñooy pépinière yi ñooy base bi ñooy garab gi léegi garab gi bi mu meññee am na yeneen doom yoo xam ne si dañ koo jur na ak ci 2012 bi muy premier examen yi léegi ñu amoon 5 apprenants 5 yooyu yëpp amoon nañ certificat léegi ci ñu demaat ci 2019 ñu amoon beneen examen muy deuxième certification bi 3 élèves laa amoon sama 3 yëpp jàll na macha allah kon kooku dama koy sant yàlla nekkul ni dama koy sant en tant que Karim Ndiaye maître artisan noonu dama koy sant yàlla bi nga xam si moom moo ma defal ma jàngal ñooñu ba mën a am certification bi nga xam si moom la état bi remettre pour bëgg mën a jàngal xale yi ba mu am diplôme yooyu kon maa ngi koy sant yàlla parce que état ma ngi xam man lan mooy sama man avant 2008 soo xoolee parce que boo gëstoo sa ginnaaw man lii commencé woon naa ko depuis 2006 parce que 2006 ñu woon naa ci Papa Ndiaye kër def fi lu am solo di wane samay formation di wane sama xarit sama liggéey kon dama état di fekk mu 2008 ñëw fekk mën lëkkaloo ak suñuy demande mais nag demande bu seere la woon na baro parce que ñoo ngi nekkoon 365 demandes 365 demandes yooyu ñu jël ci 45 apprenants ci départ ci région de Louga ci biir région de Louga ñu commune Kébémer ñu jël ci 7 yooyu man ma bokk ci ko rek damay sant yàlla kon damay sant yàlla bu baax a baax bi ma yàlla defalee loolu ba bokk ci ma kon ki daan tabaxal réew di tax mu dëkkam kon bu ko état yi jëlee ni ko dama laa bëgg a jël kër nga gën a saytu nga gën a yokk sa xam-xam defal ñu ay formation jox ñu ay jumtukaay yi nga xam ne moom lañu yokk sama xam-xam dañu nag ba jox ñu diplôme boo xam ne diplôme de reconnaissance bi nga xam ne seen état moo ñu ko jox depuis 2010 Mamadou Talla mi tey ji moom moo ko signé woon tey ji moo yore boo xoolee moo yore wàllu njàngale bi kon tey ji ñun am na ñoo xam ne tey ji boo leen ne diplôme bi ñuy yore bi ñuy yore ñoom dañuy rey parce que ñun dañoo xamul ñun ñi nga xam ne si tey leen naan tey ji kiy dem ca ndaa la ngay tax nga di naan min nga ndaa la ngay tax nga di naan mais parce que ndaa la xam na lan lay sax mais ki nga xam ne si nag dafa nekk ci biti xamul li nekk ci biir ndaali boo ko nee ndaali seet danaan la dalay beesu loxo rek bu ko defee nag ñun boobaa ñun comme ñun xam nañ suñu bopp xam nañ ñun ñooy ñeent état bu ndax kenn dëgg la
mbir loolu comme ni ko waxee Karim Ndiaye dégg nañ ko si 024 bi yàlla dogal na génne na ay élèves ci 028 bi aussi yàlla dogal na mu génne ay élèves programme bi nga xam ne moom lañ jub si muy programme bu bees di 032 bi nga xam ne ñu ngi ko lancé le 14 wax naa ko moom it mu am ci ay élèves yoo xam ne war nañu jot seen ay certificat de travail loolu aussi di ndam pour Kébémer vraiment di victoire pour Kébémer mais ñu bàyyi Karim Ndiaye mu wax ñu lancé dernier mot ak lan lay wax programme bi tey lan la ci gis tey. kontaan ci parce que su ma demee ba ñuy def remise de diplôme ñu war koo defee sama biir commune sama biir dëkk sama fief fi nga xam si miin naa ko miin sama public miin na loolu samay apprenti dem bay jël ay raay ci biir dëkk bi foofu dañ koy sant yàlla baro parce que nag ñi war a jël diplôme yi mérité nañ ko ku mel ni Ibrahima Ndiaye ak Serif Cheikh na Ndiaye ak kii Moustapha Gueye ñooñu mérité nañ ko parce que nag Karim Ndiaye moom yàgg naa fa may élèves boo génnee ci dëkk bi sama élèves yi nga xam ne ñoom ñoo génn nañ sama biir atelier pour dem ay meilleur nañ fay doog nit yàlla foofu dama ko sant yàlla bu baax a baax. ok ñu dégg Karim Ndiaye di grand maître di artisan bu mag nekk fii ci diwaanu Kébémer comme ni mu ko waxee yaakaar naa dégg nañ ko léegi nag mbokk yi ni mu ko waxee mooy nit ki li nga jàng rek ngay tari te yaakaar naa ni lii dafa doon loo xam ne mbiru état la dafa am ñu mu lëkkalool muy coopération bu mag bi nga xam ne mooy luxembourgeoise bi mais nag ak yeneen i coopération yoo xam ne ñu ngi ci biir loolu nag bu ñu demee ngeen xam ne kon du lu ndaw lii lu am solo la nee naa la certificat yi du ay këyit kese ay certificat yoo xam ne certificat de travail la xale bu yàlla dogal ba nga yor ko foo dem présenté ko day tax sa liggéey gën a yomb comme ni nga ko waxee ñu koy remercier bu baax Karim Ndiaye message am na solo léegi nag bu ñu jógee foofu dañuy seet ci beneen artisan ñu Birima Mbaye moom di grand maître tailleur mu wax ñu moom lan la xalaat ci programme bi di 030 bi nga xamante ni si lañ ci muy le 6 du programme bi Kébémer comme ni leen ko waxee woon toujours ñu ngi def le tour ci ñi nga xam ne ñoom ñoo génn war a génn seen ay apprentis ci 032 bi di programme bi nga xam ne ci la ñuy jub si ànd seeg les artisans muy mbir moo xam ne nee naa la état bi moo ko génnee mais def ci lëkkaloo ak waa coopération luxembourgeoise mu doon affaire bu doy waar léegi nag ñu ngi fii ci atelier broderie Touba broderie couture ak le grand Birima Mbaye moom it bokk ci artisan yi di grand maître tailleur macha allah yàlla dogal mu am ay élèves yoo xam ni mu naan ay apprentis yoo xam ni jàngal na leen ba ñu mokkal ñu war a jot seen lijaasa le 6 loolu nag la ñu ñëw pour waxtaan seen moom ki nga xam ne moom mooy Birima Mbaye Birima ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay waaw Birima gis nga programme bi nga xam ni yaakaar naa ni yow kenn du la wax entrée si programme bi ndax yàgg nga si macha allah. j'espère très bien ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sos programme bi ci nga bokk ci ñu programme bi njëkk a dal ci ñoom ci biir Kébémer yow ci nga bokk ñu bëgg la wax actuellement depuis 2008 bi nga xam ne ci la ñu leen dugg ba léegi lan ngeen sentir ci programme bi ak programme bi waa coopération bi lan lañ leen jàppale yéen ñi nga xam ne yéen ay artisans yi ndax gis ngeen seen bopp wala. vraiment Alba ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant ñoom vraiment di rafetlu programme bi quoi programme bi moom vraiment gis nañ ci suñu bopp ñun man li ma la ko mën a expliquer man ñun dañu fekkoon à 10 ñu yóbbu na à 100 fii nii vraiment moom yal na yàlla def jàmm ak projet bi ak nguur bi état bi ak waa ministère bi nga xam ne ñoo ànd ñu ngi liggéey bu rafet ndax lii dafa ñëw ci waxtoom fi mu ne nii actuellement parce que fi ne nii lii moom dafa yéex a ñëw parce que fi ne nii xale yi ñu ngi ñëw di mbëkk gaal yeeg yooyu ca vraiment lii diplôme yi ku ko am moom jëlatul ngay dem fenn di sonal sa bopp quoi foo toog da ngay liggéey diplôme yi vraiment man ni ma ko gisee direction des examens et concours la génne loolu mu wër ne amul fal amul waaw kon nag loolu vraiment nga am ko loolu jëlatul ngay dem fenn di ko wuti fii boo fi taxawee di nga am liggéey. foo dem di nga am liggéey njëkk nañu bokk ci 024 bi. waaw 024 bi yow amoon na ñoo ci génn. si waaw amoon nañ ñoo ci génn. 028 bi aussi amoon na ñoo ci génn. man 2 promotions génne naa ko. promotion bu njëkk ba amoon naa 4 laa amoon 5 laa amoon ñu téye ci benn bi quoi. téye ci benn 4 yi waaw 4 yooyu jàll. mais deuxième année bi ci des moom ñoom ñëpp dañu jàll. ñoom ñëpp dañuy jàll. waaw waaw muy 4 ak ñaata. waaw ak 4 yi mu ne muy 8. muy 8 élèves yoo xam ne bon ci troisième bon programme bi muy 032 bi nga xam ne lancé nañ ko la 14 bi passé. waaw moo fekk si seen kii programme bi ñun waa Kébémer muy le 6 bi. waaw am nga ci ay élèves yoo xam ne tamit ñooñu ñaata la ñu ci war a. vraiment fii bon
actuellement 2 ngi fi quoi mais ñi nga xam te aussi amoon nañ CAP. ñooñu moom xar naa dañuy dem quoi. moom dañuy dem waaw. kon daal mën nañu wax ci Birima Mbaye ak les broderie couture Touba broderie couture lu mu bon depuis 2008 ba léegi nii vraiment génne na fukki jeunes nee naa la développement la ñu nekk. macha allah ñi dañuy liggéey ngir le développement du pays. donc c' est quelque chose. kon programme bi programme bu am solo la waaye tamit di remercier bu baax a baax état bi. ci liggéey bu rafet bi ñu def ànd seen ministère bi. parce que di remercier tamit seen naataango yi ñu àndal mu coopération bi. luxembourgeoise vraiment muy lu am solo. Birima génne na 10 bu keneen ak keneen génnee ku nekk 10 bu yaakaar naa bu boobaa nag yaakaar naa ni kenn dootul mbëkkati gaal yi dans Barça wala Barça ñëpp danañ toog liggéey si seen réew. Birima lan ngay mujjee wax sa wax nga bon vraiment man di ñaanal rek waa ministère ak waa coopération Luxembourg seen lëkkaloo bi yàgg te wér quoi vraiment lii xale yaa ngi ciy gis seen bopp quoi en plus li ma xam ne maa ngi koy dolli mooy plan d' action yi nga xam ne defaloon nañ ko booy su nañ ci mën a jàppale tamit aussi booy yi génn am CAP ñu mën a am benn machine wala leen sax ñu mën cee jàpp seen bopp vraiment ñu ngi nekk di former booy yi vraiment yàlla def jàmm ñu dinañ leen jàppale dinañ leen jàngal te boo gisee ñun ni ñuy jàngale approche par compétence lañuy jàngale quoi waaw vraiment man tableau sax a ngi nii man su ko defee tableau bi tey ñu xale yi téye fii ñu théorie ba pare ñu pratiquer ji loolu mën na nekk quoi vraiment ñu ngi leen di rafetlu jataay bi te suñ sañoon tamit ñëpp am tableau aussi tamit di jàngale comme ñëpp quoi vraiment li innovation la man day ànd naa ci ñoom quoi. ndeysaan innovation la effectivement bokk ci développement toujours. di remercier waat bu baax a baax état bi ak seen coopération luxembourgeoise bi vraiment ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ngir le développement di jox jeunes yi emploi képp koo xam ne artisan la yaakaar naa ne war nga gis sa bopp ci mbir mi te yaakaar naa ne fii ñuy jot a jaar ku ne gis na sa bopp ci li nga xam ne moom mooy programme bi. léegi nag dañuy satisfaire ne naa la mbir mi yemu ci tailleur yi artisan yi la ñuy wax métier yëpp a ngi ci biir dañuy seeti nag menuisier en bois yi ñoom it xool parce que am nañ fa ay apprentis yoo xam ne ñoom it le 6 war nañ leen a jox ay certificat de travail mais ay certificat yu am solo ay CAP donc dañuy continuer daal di eggal suñu liggéey. merci donc toujours ñu ngi ci programme bi nga xam ne moom la ñu àndandoo ak état bu Sénégal comme ñu koy waxee toujours lëkkaloo si ak coopération luxembourgeoise bi vraiment di def lu rafet ci Sénégal bokk ci ñi nga xam ne dañu bokk ci développement réew bi kii nag nee naa dafa bokk ci artisan yi muy Dacoumba Dieng moom di artisan di menuisier en bois boo xam ne macha allah liggéeyam am na solo lool ci Kébémer ak li ko wër loolu moo waral moom bokkoon na ci programme bi bu yàgg waaye tamit dafa am ay apprentis yoo xam ne jàngal na leen métier ba apprentis yooyu war a jël seen lijaasa le 6 loolu nag la ñu bëgg waxtaan si ak moom di waxtaan Dacoumba ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. di la xamal looy bëgg nga leeral ni programme bi depuis nga dugg si biir nan nga ko gisee ak ndax ñu ngi leen di jàppale ak fan ngeen ci toll ak yokkute bi nan la demee. waaw avant tout bu ñu sant yàlla julli si yoon bi tëdd bi di jiital ñu ngi monsieur le maire di borom dëkk bi teg si di ko xam ni lii nga xam ni dugg nañ si tàllal nañ ko loxo pour ñu daal ñu si jàppale gën a jàppale ndax projet bi wax dëgg yàlla am nañ si avancement ba nga xam ni mu si wàllu xam-xam gone yi gis nañ seen bopp wàllu équipement matériel tout ça li si gën a neex boo gisee ñu ne tàllal nañ loxo monsieur le maire projet bi pare na ñun pour buñ amee ay terrain mu ñu projet bi defar ñu atelier yi nga xam ne yu mucc ay kon yaa ngi dégg te bariwuñu ma 6 personnes la si commune bi bu Kébémer moo tax may lancé appel bi monsieur le maire léegi nag de bu ñu jugee si monsieur le maire ñi ngi remercier suñu président chambre de métier xaali waar wax dëgg yàlla tombé waral ay gaaf bi mu fi nekkee ba léegi ni wax dëgg yàlla xëy na lii di nuyu monsieur le préfet di ko yónni si monsieur le président de la république son excellence Macky Sall di kontaan si moom di rafetlu si moom ak projet bi di LUXDEV nga xam ni ñoo taxaw tàllal loxo gouvernement Sénégal xool secteur artisanal bi ñu gënoon ñoo xam ne secteur informel mais fi mu toll nii dëgg yàlla macha allah mais yaakaar na informel kenn waxatu ko si suñu secteur bi ndax LUXDEV dugal ni si wàllam si tous les plans ay dégg ñu côté théorie côté pratique formation yi macha allah bari na waaye si yëpp germe
hygiène sécurité gestion marketing lépp yaa ngi dégg formation yi dugg nañ si bu baax di xam ne wax dëgg yàlla réew mi nag yàgg na am ay njiitu réew mais wax dëgg yàlla président moom dafa ñëw ñun da gis suñu bopp si nguuram gi ñun secteur artisanal bi ndax lim si def kenn defagu si donte nag ñi fi nekkoon leen defoon ñoom def bonul waaw rawatina projet bi ni ñu koy remercier wax dëgg yàlla gis nañ taxawaayam rawatina projet bi nga xam ne du sax pour ñun mais gone yi ndax fu mu toll nii réew mi toll na fa nga xam ne jàng métier amatul kon bu paree pour accompagner ñu accompagner gone yi yokk ñun maître yi suñu xam-xam ba pare ñu waraat ñëwaat gone yi war leen a accompagner ndax ñu doon nekk secteur boo xam dafa sensible ndax ku bàyyi jàng ñu ni dem leen yóbbu sa atelier ba ku say mbokk te ñu ni yóbbu leen sa atelier ba kon ñun dafa am benn pourcentage moo xam ñu ngi koy joué si population bi ñun secteur artisanal état bi mi ngi def ay jéego yu bari mais nag war na si gën a mën a def ay jéego aussi di tàllal loxo fu mel ni conseil départemental war na mën a ñu toog am benn plan d'action ba nga xam ne da koy séq ak ñun wax dëgg yàlla di rafetlu nag action bi yéen waa Kébé TV Kébémer TV en collaboration de Albar ñu ngi remercier ñu ngi leen di remercier aussi tamit muy maire muy préfet muy bépp autorité war na leen a bàyyi xel ndax nekk ngeen ay ndaw yi nga xam ni bëgg ngeen Kébé jëm kanam te bu jëmee kanam Kébé jëmee kanam réew mi jëm kanam kon ñun ni ñu état bi bàyyi xel dina accompagner kon yéen war na leen tam di leen accompagner wax dëgg yàlla kontaan nañu si yéen macha allah ñu ngi gërëm ñëpp. merci ñoo ko déggandoo kooku di Daw Coumba Dieng di menuisier en bois bu am maanaa ci département bi macha allah liggéeyam rafet aussi li mu bëgg a dugg rek ci dernière question bi mooy apprentis yi nga xam ne jàng nga leen métier ba le 6 ñu fas yéene leen a jox seen ay CRP lan nga xalaat foofu. waaw loolu mbégte la mbégte mënut a romb foofu mbégte mënut a weesu loolu ndax bu dee ab dëkk ñun daanaka ñun association menuisier en bois ñu ngi si 54 ateliers menuisiers yàlla def nag jimbira ñu daal fii ñu daal ñu fiy tànn si biir loolu kon nu mu gàtt gàtt war nga xool ni plus de 300 élèves war na fee ne nga xam ne boo boolee 54 ateliers menuisiers ñu am si ñun ñu tànn ñu si ñun atelier bu ne mu am 3 yi nga xam ni 5 yi nga xam ne admis nam ay dégg am jimbir am 5 ay dégg kon si boobu pourcentage ñu ngi génn si sant yàlla la contentement la fierté la aussi dina tax dina yee ndax aussi diplôme bi nam du diplôme fala ba diplôme naka mbaay diplôme bi reconnaître la par état au niveau international nag national international ndax ñoom diplôme bi ñu yor muy CAP bi ñoom ak ka dem université jàng ba am bac ñoo tolloo ki nees gën a centre ba ñooy même diplôme ñoom nag am na sens ba ñun ñi amuñu diplôme boobu kon loolu fierté la wax dëgg yàlla maa ngi si kontaan bu baax di leen ñaanal yeneen diplôme topp si jërëjëf dégg nañu Daw Coumba Dieng macha allah message bi am na solo wax bi tamit leeralal na ko ñu leeralal mbir mi mooy diplôme yi mu wax c'est vrai noonu la demee diplôme bi état ci boppam daf ko reconnaître mu doon diplôme boo xam ne c'est au niveau international wax naa leen ko sànq ci début bi kon nag daaw dégg nga war na génn 5 te nu jimbira war a génn 5 muy 10 encore jeunes yoo xam ni macha allah ku si nekk yor sa diplôme CAP fu la neex présenté ko fa mu yombal sa liggéey yaakaar naa loolu ndam la bokk na aussi ci développement di remercier waat bu baax a baax projet bi nga xam ne lancé nañ ko entre cet état bu Sénégal en ak coopérative bii di Luxembourg vraiment mu doon lu am solo di ay vraiment projet boo xam ne dañ ko war a gën a yokkaat ndax dafa bokk ci développement rek jërëjëf. voilà mbokk yi comme ni leen ko waxee woon toujours rek ñu ngi ci liggéey bi nga xam ni moom la ñu nekk muy def le tour ci ñi nga xam ni mooy 6 ateliers yi nga xam ni tànn nañ leen ñu génn ren ci programme bi nga xam ni moom la ñu lancé bu yàggul muy programme SEN 032 war a amal nag programme bu mag wala xale yi nga xam ni ñoom ñoo ci am seen ay certificat de travail muy affaire programme certification yi nga xam ni artisanat yi ci ñoom lañ ko moom ñu lëkkaloo ci état bu Sénégal lëkkaloo ci ak li nga xam ne mooy da borom moto bi nee na mi ngi dem Mbassare borom moto bi mi ngi dem mooy coopération luxembourgeoise mu doon liggéey boo xam ne lu am solo la ñu débuté ko nag depuis
2008 2012 ñu def premier examen bi macha allah Kébémer ay xale génn ci 2018 aussi ñu def deuxième examen bi macha allah Kébémer ay xale génn ci yor ay certificat de travail ñu dugg nag ci boobu 2008 bi foofu lañ démarré 0-24 ba 2018 ñu dem 0-18 0-28 léegi nag nga xam ne mooy 2019 bi ñu nekk programme 5-0-32 foofu tamit Kébémer macha allah ñi nga xam ne atelier ñu fi jël dem nañ ci menuisier en bois yi menuisier métallique yi dem nañ aussi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tey macha allah tey nag ñu ngi ci mécanicien yi tey ki ñuy dalal doon na koo xam ne doon Kébémer la macha allah dugg na aussi ci programme bi yàgg na depuis ñu lancé programme bi di génne ay apprentis ñu leen di jox ay vraiment diplôme loolu dafa doon loo xam ne lu am solo la kii nag ñu ngi tudd Sidi Sow ñu gën ko xam ci Sidi Pël Sidi Pël ci biir Kébémer kenn dootu ko présenté mécanicien la bu mag nee naa la mbiru artisanat la ndax bu ñu waxee artisanat rek mécanicien bi menuisier bi maçon bi ñëpp ngi ci biir tey nag moom it mu am ay apprentis yoo xam ni jàng nañu ba tari ba admis ñu war leen a jox seen ay certificat de travail tey nag ñu ñëw seet si ko ci liggéey bi fas yéene waxtaan ak moom di ko nuyu Sidi vraiment di fas yéene waxtaan ak yow ci mbiru programme bi nga xam ne jub si nañ ci di la laaj seen diggante ak coopérative bi nga xam ne mooy Sénégal Luxembourg waa bi nga xam ne moom mooy lëkkaloo di jàppale artisanat bi depuis ñu tuuti ci ba léegi lan nga sentir loo gis ak vraiment mbir mi noo ko dundee si seen biir liggéey. jërëjëf Alba maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di wax seen jàmm yaram di nuyu waa région de Louga gépp di nuyu gouverneur de la région di nuyu préfet de la région préfet département du Kébémer ak monsieur le maire maa ngi leen di nuyu di leen sant di xool seen jàmm yaram di xool waa nuyu ñëpp ñu ma bokkal programme bi nag nekk na programme boo xam ne ñun gis nañ ci suñu bopp bu baax ndax ba ñu commencé ba léegi ñoo ngi dem ay formation yàlla dimbale nañu génne nañ ci ñeenti xale yoo xam ne ni ñoom ñu ngi liggéeyal seen bopp am na ñoo xam ne tamit ñu ngi leen di jël di leen former bu baax ñoo ngi sant tamit sunu président tonton Xaaliwaar Samb Xaaliwaar Mbeng bu Louga ak waa direction bi yëpp di sant tamit waa Kébémer bu baax ndax ñun li ñu am ci Luxembourg mësuñu ko am fenn ndax wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ci affaire boobu. merci Sidi dégg nañ mbir mi waaye yaakaar naa ni tamit coopérative bi comme ni nga ko waxee gis ngeen ci seen bopp mais mbir mi ñu gën ci xam xale yi ngeen ci génn actuellement ñu ngi toog liggéey mais ñooñu aussi ndax jéem tamit am yeneen élèves yoo xam ne ñoom ñu ngi leen di jàngal di bokk ci yeneen programme yi. waaw ñu ngi ci bu baax ndax jël nañ ci tamit ay xale ñoom tamit ñu ngi leen di former bu baax a baax am na ñoo xam ne nag former nañ leen ba nga xam ne ñu ngi wàcc jot seen lijaas léegi nag ñoo ngi ñaan yàlla ñaanal waa ak dëkk bi yëpp ñaan ci région de Louga nit ñi ci bokk ñëpp di tailleur yi di menuisier métallique yi di menuisier en bois yi di tailleur yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ci dëkk bi ñoo ngi vraiment ñoo gis nañ suñu bopp bu baax ñoo ngi jàngal xale yi liñ leen war a jàngal lépp fu ñu war a jaar it ñu ngi leen fiy jaaral ndax oto suñu métier ñu suñu wàllu bopp mécanique dafa nekk di métier boo xam ne dafay yàgg ndax boo jàngee benn oto ba mokkal ko day am beneen bu ñëw beneen boobu ñëwee tamit da nga koy jàngaat ko mokkal laat ko beneen ñëwaat noonu lañ koy defee rek. waaw dëgg la parce que mbiru technologie bi moment bi dafa changé gisoon nañ bu njëkk ba mécanicien yi gënoon na dox ko moment bi mais léegi dañoo gis ak nouvelle voiture yi oto yi nga xam ne ñoom ñoo génn bu bees nii nit ñi gis leen ma gis mbir yi day changé ay machines ñoo leen di réparé en général wala yéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon ci mécanique bu njëkk ba nan ngeen mën a fexe ak oto yu bees yi nan ngeen leen mën a liggéey wala ay dafa daal jàngaat encore. waaw jërëjëf Alba gis nga oto dafa nekk loo xam ne dafa doy waar dafa ndax état bi dafa appareil yoo xam ne moom la ñuy mais nag oto
du parce que am na yoo xam ne ni appareil dana ko gis am na yoo xam ne sa xam-xamu bopp moo la ci jàllale parce que mën nañ la wax ni appareil mën na la wax ni lii la oto di paas mais yow bu fekkee ne amuloo xam-xam doo mën a dem foofu jëli oto di paas te oto mais njàng léegi bi xale yi dafa am ñoo xam ne jàngatuñu métier xaalis dañu te loolu moom mooy war a jóge ci réew parce que am na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki nga jàngale ba yàgg ñu génn dem daal seen i atelier ñuy liggéey di liggéey yoo xam liggéey yoo fay yoo xam ne mënu leen benn njëriñ parce que amuñu certificat amuñu dara dañuy wër di taxawal di yàq yeneen liggéey atelier yu mag yi ndaw yi ñoo leen di xaw a paralysé parce que la nga doon liggéey bi njëkk ak léegi du benn kon nag loolu état bi dafa war a laxas ci war a jàng bi war a jàng ba mokkal ko boo jàngee ba mokkal ko état bi joxal la matériel nga liggéey gis sa bopp bu baax yow it ngay jàngale man noonu laa gisee programme bi. voilà donc yaakaar naa ni leer na te dina gën a leer kii mooy doon ci gisoo di mécanicien bi mag moom it bokk ci ñi nga xam ne am na ay élèves yu admis ci certification ñu fas yéene lancé ci programme 032 bi programme Kébémer na ñu jàpp ko le 6 fas yéene ko def vraiment événement bu mag ndaxte bii dafa doon loo xam ne dañ ko war a leeral askanu Kébémer ñëpp jot si moo waral ñu woote bés bu rëy bu mel nii tey bu ko mel ni fii ñu nekk tey si esplanade bu maire bu Kébémer ngir vraiment leeralaat ko askan bi fii ñu ko jaar yi si di ñu lay remercier lan ngay wax si kàddu. waaw jërëjëf Albar man comme li ma waxoon sànq rek xam nga làkkat laa dégguma wolof bu baax nit def ni wolof def ni fecc liir bu neexee yaay jaajëf ci mbagg ñun dañuy sant toujours li ma leen di wax ni dañuy sant suñu président Aliou Sall Aliou Mbaye ñoo ngi koy sant di sant waa région de Louga yëpp di sant suñu formateurs yi nekkoon fii di sant tamit suñu coordonnateur muy Ibrahima Diop nit ku baax la nit koo xam ne ku mel ne moom daal gisaguma ko dégg yàlla ci affaire yi laa na ci biir ndax ba mu ñëwee fi affaire yi ba mu njëkkee ñëw fii ñoom ñëpp ku fi nekk ci ouvrier génn na bil tey jox la nii la lii kat moom man ñi gëm ñu bàyyi kon nag Albar maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te xam ne ñoo ngi xaar bis bii ñuy xaar bi ñu nekk nii yàlla dimbali ci ba ñuy yóotu beneen kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di sant monsieur le maire ndax dëkk bi tamit wax dëgg yàlla boo gisee mu mel ni monsieur le maire jàpp na ci bu baax a baax maa ngi sant préfet di sant autorité yi nag ci kilomètre yëpp bàyyiwuma kenn ndax làkkat laa mënuma wax a waxu wolof bu baax bu doon alpulaar dina xam ne waaye merci wasalaam ñoo ko déggandoo merci encore Sidi wax bi am na solo léegi nag mbokk yi comme ni leen ko waxee woon ni dong nañu la ñu ngi dugg ci programme seen 032 bi nga xam ne ñu ngi ci àndandoo état bu Sénégal macha allah ñu lancé ko muy programme bu am solo waaye def ci lëkkaloo coopération tamit bu am solo muy coopération Sambourgeoise vraiment ñoom ñu lëkkaloo ñu jàppee artisanat yi si réew Sénégal waaye département bu Kébémer sax di leen si bopp particulièrement dans la région de Louga léegi nag mbir maa ngi noonu xam naa ne nee na la dañuy continuer rek parce que am na ñeneen ñu dese nee naa mbirum artisanat la métier yu bëree ngi ci biir vraiment mu doon lu am solo ñu ngi remercier ñëpp di kontaan bu baax ñëpp di souhaiter encore une très bonne continuation mbokk yi xarit yi comme nu leen ko waxee woon yaakaar naa ni ñëpp teg ngeen ci seen bët déjà wër nañu atelier yi nga xam ne ñoom la ñu ciblé ci programme bi nga xam ne moom la ñu jub si nee naa la lu am solo la ci réew mi waaye lu am na solo la aussi ci diwaanu région de Louga commune bu Kébémer aussi vraiment fas yéene gis seen bopp ci li nga xam ne moom mooy projet bi am solo bi nee naa leen expliqué naa leen li nga xam ne moo am ci biir projet bi te yaakaar naa ni waxaat sax du yàq ay wax waaye daal dafa doon leneen mais pour gën a leeral mbir bi moment bi dem nañ ci tailleur yi dem nañ ci li nga xam ne mooy menuisier métallique yi dem nañ ci li nga xam ne aussi mooy menuisier en bois yi tey nag dañu nekk ak suñu grand boo xam ni doon na koo xam ne doomu Kébémer la bokk ci tamit facteur de développement yi doon koo xam ni jarutul ñu koy présenté au niveau régional ndax li jëm ci mbirum artisanat macha allah fes na ci looloo waral lépp loo xam ne projet bi du début 2008 ba 2020 bii nga xam ne nekk nañ ci passé nañ ci waxtaan fu ñu toll ak lan lañ ci sentir ñoom artisanat yi vraiment ci loolu la ñu war a waxtaan jaar nañ fekk mais fii nag ñu jaar ngeen gis machine bi ak liggéeyam ni mu demee moom it dafa former ay apprentis yor ay xale yoo xam ne daf leen jàngal métier ba xale yi jàng mokkal tari dem examen génn vraiment ñu war leen a jox ay certificat mu bokk ci kon nag moom dañ koy daal di jox suñu micro moom Ibrahima Diop ñu gën ko xam ci mbiir
mu doon menuisier métallique bu am solo tamit doon doomu Kébémer monsieur Diop ñu ngi lay ziar dina nuyu bu baax a baax. waaw vraiment Badou maa ngi lay fay di la nuyu bu baax a baax man tam di profité en même temps di nuyu aussi autorités yi nekk ci dëkk bi yëpp commencé par le premier magistrat de la ville monsieur le maire ñu nuyu aussi le président du conseil départemental monsieur le représentant du président de la République monsieur le chef du département de Kébémer ak nag waa Kébémer yëpp sans exception ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp sawar loo nag tey ci teew fii pour répondre sur les questions par rapport ak projet li nga xam ne état jërëjëf monsieur Diop yaakaar naa ni dégg nañ ko présentation bi am na solo mais ci biir loolu suñu première question mooy dañuy daal di dugg ci li nga xam ne mooy mbirum programme bi ñu dugg si parce que programme bi dafa doon programme état waaye tamit daf si lëkkaloo ak partenaire ñu coopération boo xam ni luxembourgeois vraiment ñu àndandoo lëkkaloo di liggéey ngir développement di jàppale aussi artisanat mais ma yaakaar ne région bu Louga gis nañ ci seen bopp particulièrement le département de Kébémer rawatina nag suñu dëkk bi de la commune de Kébémer yéen en tant que artisan lan ngeen sentir ba pare ñu ngi bokk ci programme bi bokk ci projet bi. waaw maanaam lii dafa ñëw à son heure parce que ñun yàgg nañu def en fait ñun fi leen jaar en tant que des responsables de gérer des entreprises artisanales amuñu woon chance pour am programme bi leen mais il se trouve que programme bi chance la ci xale yi daal la am parce que c'est dédié à 100% pour l'apprentissage ñun peut-être dafay jaar suñu loxo rek parce que ñun ñoo nekk ci gérer entreprise yi nekk les chefs d'entreprise les chefs d'activité donc obligatoirement mënuñu utiliser xale yi te jaarul ci parce que xale yi dañu nekk suñuy apprenti état mënoon na ñëw indi la apprenti yu bees ci programme bi ñëwee mënoon na leen dama lay proposer apprenti yu bees mais proposer ñu apprenti yu bees dañ ni apprenti yi nekk seen atelier c'est des sénégalais comme parmi tant d'autres donc du ñu jël ñu bees indi leen donc si ci seen biir atelier seen apprenti yooyu ci la ñuy sélectionné ngeen tànn ci ñi ngeen doyloo ngeen xam ne ñoom am nañu au moins benn niveau bu xaw a tane ci métier bi nga xam bu leen appuyé ñu dem noonu la affaire bi demee mais mënoon nañu indi apprenti état mënoon na ni man kat damaa yor samay apprenti kaay formellement boobu mënoon nga bàyyi mais dafa ne naa jël apprenti yi ngeen yor bala may wuti ñeneen parce que bu ma bàyyee ñi te c'est des sénégalais comme ni ma ko waxee donc duñu jël di wut keneen kon programme bi fi mu démarré mooy loolu am na solo nag solo gi sax xam naa ni dina xat loolu pour ñu wax ko ci temps bi ñu war a def mën a yow mais du ñàkk aussi ñu jum ci rek liñ ci jot loo xam ne mënu cee ñàkk muy les points saillants. ok donc kon comme ni nga ko waxee temps bi du mat mais dañ lay bàyyi yow xam nga si programme bi bëri mais j'espère très bien que dugg nga si depuis 2008 bi ñu ko lancé fii première examen yi c'était en 2012 yaakaar naa 2012 am na ay élèves yoo génn 2018 tamit 2012 moo doon 0,24 2018 moom mooy 7,028 waaw 7,032 la ñu dugg si nii programme boobu aussi tamit moom la ñu nekk nii promotion boobu aussi léegi dama bëgg laaj en tant que chef d'atelier depuis 2012 boobu ba nga ni ñaata élèves la génn am set waaw merci Badou question bu am solo nga posé question pertinente nga posé par rapport ak les apprentis parce que dama ne le programme est dédié spécialement pour les apprentis ñun presque day jaar ci ñun rek dañuy appuyer xale yi te man dama ci am fierté ma parce que aussi bu fekkee da nga daan former ay xale gratuitement kenn du la ci fekk même parents yi sax daan la ci fekk bu ñu daan indi seen doom nga xam ne xale bi day jógee école ñu tax ko parents jaaxle ñëw indil na ko wala xale bi jógee daara jàng boo wàcc alors ñëw ñu indil la ko wala xale boo xam sax peut-être duggul école duggul daara mais dafa jógee ci kër ga rek jaaxal leen ñu indil la ko donc ñun noonu la daan demee ñu koy def nag di ci jaamu yàlla te ndax ñun foofu lañ jaar donc dañ doon fay bor bi mais il se trouve que bi ñu nekkee ci loolu aussi état dafa toogaat ko ci biir moom ay partenaire bon ñu xool ñu waxtaan partenaire am ñoom man bëgg mu ni état bëgg naa la jàppale ci wàllu formation professionnelle état ni loolu c'est la bienvenue parce que loolu ñu ko donc c'était en 2008 bon muy la coopération exemple bon ñoom ñu ñëwee ñu travailler ak état parce que xam nga projet dafa am étude bon étude bi ñu étudier ils ont traversé presque le Sénégal fu ñu wër rek parce que ñoom dañuy demoon pour rencontrer les centres de formation ak yooyu mais bi ñu wëree xool xam ni artisanat bi am na doole Sénégal fu ñu tourné rek gis artisanat ku la formé nga ni Massamba ba dem ba Bàcc wala Samba donc doo wax centre de formation ñu ne ñi kat jar nañu bàyyi loolu bi ñu defee constat bi
étude boobu ñu def bi ñu demee toog ñu ni kon dañuy boole centre de formation yi ak centre artisanal yi maanaam ñun dañuy boole ci processus kenn ñu suñu cee boole na système bi moom nous étions les parents du système mais heureusement état vraiment dabu na loolu parce que dafa ànd ak partenaire alors ils ont orienté le programme fexe ba bokk ba ñu bokk ci naam suñu apprenti amuñu woon niveau pour mën ci bokk parce que ku nga xam ne niveau CAP laaj na am njàng tuuti parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy yore wàllu centre de formation yi xam nañu pour nga def maanaam CAP y a un certain niveau sinon attestation rek ñu mën a jox boo xam ne peut-être directeur centre boobu aussi mais boo bëggee diplôme étatique il faut nga am un certain niveau bon ñoom bi ñu dikkee ils ont vu que peut-être nos élèves c'est des déflatés de l'école maanaam ñun dàq ci école la peut-être niveau C1 C2 CM même niveau CM2 sax c'est très rare am ñoo xam sax ils n'ont même pas fait les maths donc ñu ni ñii kat dañuy jël programme bi am nañ ko liggéey ba ñu mën ci bokk alors ils ont travaillé ba gis ni kon dañuy def l'apprentissage rénové apprentissage rénové boo ko dégg mooy forme bi ñu doon formé ñun dañ koy changer ñoom moderniser ci la ñu dugal ci système bi ñu dugalee ci système bi aussi vraiment ñun maître d'apprentissage ñun lañ jëkk a formé en 2008 ba léegi on a reçu bari ci ay formation renforcement de capacité sur le plan technique sur le plan pédagogique même sur le plan de la gestion parce que entreprise boo ko mënta gérer xale bi ngay former aussi da nga koy gérer sur le plan de la gestion parce que gestion c'est la base d'une entreprise loolu lépp vraiment defal nañ ko ba actuellement mën naa ne nous sommes des professionnels en la matière actuellement nous travaillons comme des professionnels ñu nekkatuñu ay n'importe qui bien que nous sommes des artisans mais pas n'importe quel artisan parce que dafa am lu état def ci ñun effectivement te li état def ci ñun moom état ci boppam mi ngi koy suivre boo gisee programme bi 2008 ba léegi ñu renouveler waat suñu contrat ak ñun c'est parce que am nañu satisfaction bon partenaire bu amuloon satisfaction jël xaalisam di ko dugal c'est des milliards mais bu koy injecté ci ñun c'est parce que am na loo xam ne gis na ko te ñun tam ci beneen côté bi am nañ satisfaction parce que xale bi nga daan formé di ko wutal CAP boo xam ne yaa certificat de travail boo xam ne peut-être du ma ŋaañu certificat de travail parce que ñun moom la ñu am ñun maître d'apprentissage moom la ñu am mais nag xale yi ñoo am chance pour am CAP donc ñoom programme bi mu dikkee ñun kat xale bi dana ko formé état dana ko certifié te daan gunge ñun sur le plan renforcement capacité ñun les maîtres gunge ñu aussi sur le plan équipement c'est important ñu jàppale sur le plan de l'équipement maintenant nous sommes bien équipés il faut le dire c'est le projet c'est l'État donc dañuy équipé actuellement ñun vraiment dañuy léegi loxo sax bari parce que am nañu machine buy dagg tôle man côté menuisier métallique j'ai une machine boo xam ne day dagg tôle am na machine buy dagg luy weñ am na machine buy dagg luy armure donc loolu professionnalisme moom weesu loolu xam nga léegi man mën naa jël chantier bu bari liggéey parce que am naa matériel boo xam ne leer na ma ni mën na ko tenir bu njëkk nag dañ doon dem avec les moyens de bord état jàppale ñu ci loolu kon ñaari ay avantage rek laa ci gis avantage yi mooy booy bi dana jàppale booy mu am CAP te booy bi waroon am CAP à son niveau étude am mais fexe nañ ba mu am CAP beneen bi mooy ñun danañu jàppale sur le plan de renforcement de capacité ak sur le plan de l'équipement donc loolu dañuy ñaan yàlla état mu pérenniser ko man comme li nga posé man maa ngi ci dugg depuis 2008 maag samay nattalo presque ñu ci duggoon mais bi ñu ci duggee ba léegi vraiment man maa ngi sama deuxième génération parce que tam affaire bi bëgguñu ko bousculer mënoon nañ chaque kii ñu def examen mais dañu nañ bàyyi xale bi ñu nekk fa bu baax comme niveau intellectuel bi demul noonu buñ ko bàyyee ba mu def fa 1 an 2 ans 3 ans 4 ans dina gën a am dara bu ko defee ñu mën ko certifier donc depuis 2012 on a 2012 ak 2019 lañ fi jot a def 2012 ak 2018 lañ jot a def certification parce que ñoom ñoo ko bëggee noonu. mais foofu dogguma la certification yi fan lañ ko joxe woon Kébémer bien à Louga région fan lañ ko. waaw première certification yi en 2008 bi ñu 2012 bi ñu ko defee. bon dañu waxtaan ak le ministre d'Abord mu koy nuyu au passage moom la taw. ñu ministre boo xam ne vraiment il a fait du bon boulot. ministre il faut le reconnaître parce qu'il était disponible. donc woon na ci projet yi jàpp na ci jàppale nañu. donc moom moo demandé woon pour ñu def ko au niveau de la région de Louga au niveau du chef-lieu régional. moo ñu daje fi ñu yëpp chambre de métier. alors il y avait toutes les autorités régionales ak les autorités du ministère. bi ñu dikkee on a remis les diplômes. mais nag dañu xool ni boobu système. gënul parce que tey jii xale bi buy jot diplôme bu seen papaam day toog yaayam toog. ay nit waa dëkkam toog ay xaritam toog. ay mbokkam toog donc moo tax ils ont changé le tir. donc ñu ne léegi kenn ku ne dañ lay bàyyi nag sa dëkk. soo demee say autorité gunge la. nga taxawal sa kii sa organisation remise de diplôme. bu ko defee dëkk bépp ñëw. bu ko defee ces gosses là ëllëg. ku bëgg
ouvrier bu qualifié boo xam ne am na diplôme il faut nga contacter la loolu lañ ci jublu mu def tâche bi ba pare beneen côté bi ñu bëgg itam xale yi nga xam ne peut-être ñu ngi ci école mais seen peut-être seen niveau demeewul noonu ñu mën a ñëwaat ci système ci formation professionnelle bi dugg si waat fii d'autant plus que comme ni ma la ko waxee rek comme programme bi dañ ko par kii la par module la donc ñoom dañuy wax ni SEN 024 SEN 024 moom mu nekkoon 2008 ba 2012 ba 2019 kooku SEN 028 bon actuellement ñu ngi waaj a entamé SEN 032 SEN 032 moo war a démarrer nii normalement ci 2020 moom la ñu commencé nag di def ñoom ñoo nañ fi bëgg dem waxtaan nañu def na ñu ngi commencé def l'enquête ak di defaale évaluation ci 2005 ñu jàll ba pare ñu war a dugg ci bu bees donc ñu ngi engagé beneen programme donc ñu bëgg nag ñu lancer appel aussi xale yi ñi nga xam ni bon ci jigéen ñi góor ñëpp ils sont concernés parce que genre bi aussi daf ci am solo du ñu ne góor rek la ñu forme mais il faut xale yi jigéen aussi seen parents yi xam ne ku ci dem ci école bi mënootoo dem war nga mën a dugg ci métier yi parce que actuellement y a pas de sot métier yi actuellement boo ci dem rek mën nga cee faj si soxla te léegi jigéen aussi war toog rek di xaar góor dafa war a dem liggéey parce que loolu Sénégal pour mu développer góor ak jigéen mag ak ndaw dañu war a liggéey parce que ñun pays bu sous-développé foofu daal laa bëggoon vraiment gën a leeral kon par rapport ak programme bi daal ñett yooyu lañ ñaari lañ jot a entamé SEN 024 SEN 028 ñu ngi waaj a entamé SEN 032 merci monsieur Diop ci ba léegi suñu dernière question mooy di programme bi nga xam moom lañ jublu ñu jàpp ko muy le 6 bi comme ni ñu ko waxee lépp ci diplôme yi la waaye lépp tamit si apprentissage bi comme ni ñu ko waxee léegi ñu bëgg leen laaj yow en tant que bokk ci biir programme bi le 6 bi nan ngeen ko programme waaw sax am na tuuti changement parce que dañu am suñu benn collègue en l'occurrence Sidi bon daf ñuy contacter par rapport ak l'anniversaire de sa maman le 6 donc mu nekk coïncidence boo xam ne peut-être ñuy jàpp date bi bon on n'était pas au courant mais après il m'a appelé pour me dire que moom vraiment pour rien au monde bëgg rater cette journée donc il a préféré il avait demandé à ce que ñu maintenir moom mu jéem a forcé mais xam nga mënul jàppante war a ñaanal yaayam ay nit yi fa ñëw mu bëgg a dikkaat donc il nous a demandé ñu def au moins benn report bu ndaw report bi aussi bon une journée la parce que le 7 lañ jàpp donc dañ koy may moom ànd ak moom ci ñaanu yaayam boobu parce que suñu collègue la ànd ak moom ñaanal yaayam parce que suñu yaay la aussi ñu ànd ak moom bu ñu ko ñaanalee ba pare le 7 ñu fay la manifestation mais daal fi may mujjee aussi damay wax ni dañuy lancer appel des autorités administratives ñu le préfet ak tous les chefs de service ak tam le maire muy ki nga xam ne moom mooy nangi dëkk moom monsieur Lamine Thiam ak équipe municipale yëpp ak aussi le président du conseil départemental et toute son équipe ñoom ñëpp ñu ngi leen lancer appel c'est nos partenaires parce que il faut le reconnaître projet yi fi jaar yëpp à travers le conseil municipal ñu ñuy sollicité donc comme ñoom c'est suñu partenaire privilégié donc ñun dañuy lancer appel di leen nag ñu seen i njaboot la nañ ñu jàppale parce que ñun dañu bëgg def ci xale yi xam-xam jàppale xale yi pour seen avenir mën a leer ba loolu ñuy wax mbëkk ñu rayee ko complètement ak Sénégal ak ci kenn. ok merci monsieur Diop dégg nañu waxtaan bi yaakaar naa ni tamit li ma leen waxoon ci début bi rek dafa bokkoon ci facteur de développement yi te macha allah liggéeyam rafet na à travers cette ville même qu'à travers au niveau national parce que bii il est partout bon ñu ngi koy remercier di kontaan bu baax di leen wax rek di leen ko xawal la promesse est une dette lépp loo xam ne rek promettre nañ leen ko ci programme bi nga xam ne moom la ñu dugg si nii muy programme SEN 032 bi vraiment dañ ciy àndandoo yéen ak ni ngeen ko bëggee message bi am na solo mooy képp koo xam ne bëgg nga dugg si biir ubbi na buntu jeunes yi ñëw leen nga dugg biir parce que tamit ñu bàyyi loolu leen xel ne certificat bi ngeen di gis mbirum tey kese kii état daf ko connaître way état daf ko connaître donc mu doon lu am solo lu jëm ci côté tailleur yi lu jëm ci côté menuisier métallique yi côté menuisier en bois yi ak yeneen métier yi ci biir voilà benn exemplaire yaa ngi nii ci li nga xam ne mooy mbiru attestation yi lii état daf ko connaître day mel ni yow mi nga xam ne yaa jàng dem defi sa bac ba am say papier ñëw téye ko yow mi nga xam ne yaa jàngi métier ba moo ko sa métier def sa examen yàlla dogal nga am ci papier yi dalay yombalal sa liggéey au niveau international fépp foo dem ci àdduna bi yor sa certificat bi sa liggéey day yomb doo ko présenté dina la bëgg a jël te dina xam ne yow mii kat moo ko nga sa métier donc lancé na message bi encore une fois projet bi mi ngi noonu am na solo ci jeunesse bi am na solo ci réew mi bokk na si projet de développement yi nous vous remercions beaucoup. Merci.